dañoo aj maanaam bloqué compte bancaire bu Sen TV groupe des médias ni jàpp ni ab yitte gu ni mel doonut lenn lu dul xoxatal ak it bunduxatal bu làmboo politique boo xam ne inspecteur des impôts ak domaine du centre des moyennes entreprises ñoo ni doxee groupe des médias jàpp ni administration fiscale bi Macky Sall moo ko bokk ci ay poqutaanam di ci doxal nu mu ko neexee ñooma nag nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi jéem nañ ci lu ne ngir faqatal làmmiñu rajo bi ak télé bi nga xam ne mooy des médias lu ñuy joxoñ baaraam groupe des médias moo di anam gi nga xam ne dafa tëddee jaaxaanaay gi nga xam ne noonee lay joxe li nga xam ne moo di ay xibaar groupe des médias di xam ne ni jamono jooju waa impôt 2 milliards de francs CFA la ñuy laaj chaîne de télévision bi di Sen TV ci boobu les jamono xam le communiqué bi entreprise de presse yoo xam ne dañ leen jàppale ci wàllu koppar gu ñu leen baaxee anam gi nga xam ne moom la ci inspecteur impôt yi taxawee maanaam parparloo ak yenn fagaagal bi li entreprise de presse ndax gi lay dogal daa safaanoo ak luy yoon di digle donte pexe gu ni jëm nañ ko des médias ci làmmeñu Bougane Gueye Dany moo ngay wax ne lépp loo xam ne yoon may na ko daa ci taxaw ngir aar ba dugal li nga xam ne moo di wareefam. desandi si coow lu nu mel mu mel ni kon nguur gi dafa singali groupe des médias ndax nag lu bari xew na fii te nag dafay mel ni loolu lay niru ndax nag singali googee du dem ba mujjantaloo ko rek tëj li nga xam ne moom mooy kër gi tontu li ak Fatoumata Diop. xew ci diggante nguur gi ak groupe bu njiital mouvement gëm sa bopp ndax ab acharnement la ñu nemmeeku ci ndoddam wala nag ab politique moo ko lal wala sax ndax Sénégal nag nit mënu fee yor entreprise tey def ab politique lu wér te wóor moom moo di groupe des médias tey jii nekk na cible bu gouvernement bi ay attaques la ñuy teg ci ndoddam ci boor bu ne ay mise en demeure yuy jukkee ci conseil national de régulation bu audiovisuel du Sénégal mi coupé woon ci ndorteelu 2020 rek ñu ngi fàttaliku bu yàggul dara signal bu Sen TV lañ leen tuumaloon nag moom moo di rek dañoo teg publicité xeesal ñu doxati tuuti ci weeru octobre gee ñu génn mu mel ni ARTP tamit tegoon ay menaces ci kaw Sen TV ci wàllu redevance ci lu toll ci 2 milliards ci sunu ay koppar ñu nemmeeku it ci 2021 gi ci weeru mars CNRA moom it juggati daal di ñëwaat defiti mëninam tëjati Sen TV ngir rek bañ ñu daal di wax lan moo xewoon ci réew mi tey jii nag impôt et domaine la ñu daal di yónni rek ngir mu daal di tëj compte bancaire yu Sen TV mu mel ni nag yooyee attaque yépp bu nekkul acharnement ci kaw benn nit lan lay doon li wér te wóor moom moo di nag tey jii war nañoo def ab taxaw seetlu ci wàllu wu ni mel ndax nii la ñuy defee politique fii ci biir Sénégal gox sa tànk adversaire bu ko defee ay père de famille daal di ñàkk seen ab liggéey lu ni mel tey jii bu ñu ko dogul lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër boo mayul du doon luy neex. ay ci liiraam si ñag bi la jëm singali nga xam ne nguur gi def na ko jëm ci groupe des médias le député du peuple ndax noonee nga ko jàppee ak singali la. ak singali la mais gars yi dañ leen dàq politique ah. dem ba léegi waxoo leen ci député yi nga xam ne dañ leen tudd ci ay faux bi ay faux passeport diplomatique ak ay extrait de naissance yu ñu falsifié ak ay certificat de mariage yu ñu falsifié te ñu ni bu ñu toppee enquête bi dina ëpp sax 2 député yooyu. loolu la Sénégal yi gën a soxla na leer pression boobu société civile ñëpp ci war a jóg def ay pétition askan wi manifester ko mais gis na dañu leen divertir Mambay dañu leen di divertir Mambay parce que li ñuy def nii ñu fi caaxaan la rek xoolal déglul bu baax li ma lay wax damaa foog ni liiru leen Léopold Tamba man ci Léopold Tamba la dégg li mu wax ma jël ci ay notes daaw gouvernement bi moo ni ba le 30 septembre 2020. ba le 30 septembre 2020 def nañu remise gracieuse muy bépp maison de presse bu nekk Sénégal bi nga juddoo ba suñu jonn yàlla tey ba 30 septembre baal nañu la lépp loo ñu ameeloon ndax Covid 19. 100%. remise gracieuse la ñu wax ñu toogaat ba yàgg ñu ni defal nañu leen. exonération ci 1er octobre 2020 te jamono jooju muy 30 septembre bi ñuy def remise gracieuse boobu fekk na groupe des médias jot na quittance am ci ay impôts yi mu fay ba noppi maanaam kon ameelul impôt dara quittance yi mën nañ ko génnee loolu leer na 1er octobre 2020 ba 31 décembre 2021 bi nga xam ne sax yëg seegul octobre 2020 bii passé
ba 31 décembre 2021 bii di ñëw te ëgg seegul lépp lu fi am comme taxe organe de presse yi nekk Sénégal war ko fay nguur gi président Macky Sall ci conseil des ministres mu ne defar na leen exonération totale kenn topp leen dara. waaw ñu toog ba benn moment ay employés yu gouvernement bi toog ci seeni ay bureau def li ñuy wax taxation d'office xayma wu ñu de dañoo toog seen bureau xool ni normalement daal diggante 2017 ba 2020 daal taxe Sen TV 2 milliards la war a doon donc nañ leen exiger ñu fay 2 milliards. léegi ay impôt ay agent wu impôt et domaine ñoom ñoo mën a jël dogal weddi li Macky Sall defoon ci conseil des ministres. day na waar après Sénégal yi loolu aajuwul tiit c'est-à-dire que dañ koy topp ci wàllu yoon ñu saisir leen yóbbu leen décret conseil des ministres ak dogal bi Macky Sall jëloon après mu jeex ñu xam ba xam ñoom. inspecteur impôt et domaine yooyu def loolu te am ay mouvement politique yi soutenir Macky Sall. am ay mouvement politique ñoom moom Sénégal wala moomuñu Sénégal tout court loolu yomb na. dama ni inspecteur impôt et domaine yi am ay mouvement politique yi soutenir Macky Sall bëgg lu neex Macky Sall ñu ñëw weddi la mu dogaloon. ci di xuqtal ay nit. loolu yomb na. foofu dong la ñu bëgg a orienté parce que njiitu réew mënut a baale 30 septembre laa wax ba 30 li ko commencé bi nga juddoo ba 30 septembre 2020. baal nañu bépp maison de presse lu mu ameeloon état remise gracieuse. ñu ni benn fan octobre 2020 ba 31 décembre 2021 bi yëgseegul sax defoon nañu leen exonération totale kenn topp leen dara waaw yow nga toog sa bureau jekk te dañ ko tënk ci loi rectificative bul fàtte loolu exonération bi dañ ko tënk ci loi rectificative léegi nga toog benn moment rek nga toog sa bureau après na muy wut lu neex président Macky Sall ni waa Sen TV nañu fay 2 millions mais ñoom ñooy ñen affaire bi ajuwul ñàng nañ ko topp ci wàll yoo xam nga lu ñu gën a intéressé mooy li ñuy def li ñuy wax noonu waxu wayaa wayaa la nañu tëj bi du yàgg moo la mënuñ ci dara tëj bi du yàgg ay dañu xam lu ñu bëgg comme ñun dañuy traiter information ci digg bi wax dëggantaan bañ a féete ak kenn bañ a am benn obédience politique bokkuñu gëm sa bopp bokkuñu Pastef bokkuñu PS bokkuñu fenn comprendre nga loolu la ñu bëgg a divertir pour ñu bàyyi bañ a wax affaire député yi dama ni démb rek wax naa ci ak honorable député ancien député Cheikh Omar Sy ni ko ni ngeen defoon ci autoroute à péage bi def leen ko ci député yi ñu tudd ci affaire passeport nga xam ni terni nañu image suñu diplomatie te ñu topp leen parce que du ñoom dong parce que ñi leen doon defaral papier état civil yi itam ñu ngi ci biir enquête bi continuer lu tax ñu bloqué enquête bi. on a divertissement d'accord divertissement lañ ko jàpp mais divertir nit ñi la. Kese. parce que comme xam nga pour faire plaisir au prince nit dina def loo xam ne peut-être sax prince ba yëgu ko mu mën ko sax indil gàllankoor di maanaam kon safaanu li ko taxoon a jóg. moo tax ma doon wax sànq ne ni sama njort bu rafet Macky Sall yëgu ko mais tamit sama njort bu ñaaw jàpp naa ni yëg na ko. yëg na ko. ndax ñaar yëpp ngay boole gis nga lii Mansour am na fu mu waxee ni féetewuñu fii féetewuñu fële d'accord mais est-ce que tu sais que dans tous les pays au monde ñi nga xamee ni seen démocratie àgg na fenn mais ba ci presse bi ce n'est pas interdit ñu am ay groupe de presse ay patrons de presse yoo xam ni dañuy féetee fenn un exemple parce que xam nañu ko dañuy suivre seeni élections par exemple aux États-Unis mais il y a une presse qui est pro-démocrate il y a une presse qui est pro-républicain ndax ñaari kuréel yooyu ñoom ñooy taxaw di xëccoo souvent li nga xam ne moom mooy présidence des États-Unis nga dem ci yeneen i réew muy am presse de l'État entre guillemets wala du régime bi fa nekk parce que dañoo nekk ñoo xamee ni mën nañu féetee ci fii wala ñu féetee fële mais au-delà de tout cela nga xamee ni ñun peut-être des médias mënuñu ñu wax ne ni dañoo féetee nguur wala dañoo féetee opposition mais on est benn groupe de presse boo xamee ni Walfadjri meloon yenn jamono mel ko sax ba tey on est plus proche du peuple ba ci suñu slogan lan la télévision askan wi télévision askan wi moo ñu ñor léegi lu jëm ci askan wi li ñu ñor mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg nëppal teg ko fële di wax ci loo xamee ni yenwul maanaa ndax wax nañu procédure bi nga xam ne am na yëpp je vais pas revenir sur ça je l'ai dit tout à l'heure Mansour l'a répété mais li soxal askan wi xam nga mooy lan sortir les populations d'une situation économique désastreuse à travers le monde mais rawatina ci suñu réew yu ndaw yi ci mel ni Sénégal
tey ñaata hôtel ñoo tëj wala nekk ci ay jafe-jafe ñaata groupe de presse ñu wax ko ñu bañ ko wax ñoo nekk ci ay jafe-jafe mais dañuy naan des médias am na groupe de presse yoo xamee ni je prends l'exemple du groupe bu dem si yàlla Ben Bass suñu frère Jupiter nekk fa ak seeni waa kër yëpp mais ñu nekk ci ay difficultés financières ba ñu dem ba ñu naan ni am na ñoo xam ne mënuñu sax fayee ko salaire fin du mois l'État la mu war a def mooy fexe ba toutes les entreprises au Sénégal surtout des entreprises yoo xam ne ay sénégalais ñoo ci dugal seen xaalis di ci liggéeyloo ay sénégalais di ci dugal ci réewum Sénégal di def lu ñu mën pour jëmale réew mi kanam boo leen mënul a jàppale ci wàllu jàppale leen ci wàllu koom ba ñu mën a soutenir ay nit mais bu leen yàqal combien de personnes ont président moo waxu xëyu ndaw yi jël programme woote ci benn conférence comme conseil présidentiel xëyu ndaw ñi waaw léegi nag boobu jamono ba ngay wootee xëyu ndaw yi pour nit ñi am liggéey bu ñu fexee ba tëj compte benn groupe de presse waxee ay ndaw fa nekk parce que on est une équipe jeune xëyu ndaw yooyu kon peut-être c'est juste un peu pieux waaye yaa ngi yàqal yeneen i ndaw ay ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar wàllum njàng mi la foofee sa Mbuur ndax xam ngeen ne kon coow am na fa yéen a cee jàngalekat ñoo woote ak janoo taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg moo di Babacar Ngom abal leen ndax nag na mu yoree mutuelle ba dara awu ci yoon ba noppi it mandaawam dafa jeex Jokkel Faye coordonnateur bi CUSEMS foofee sa Mbuur ñu teewlu ay kàddoom. Ngom jël na décision convoqué assemblée générale ca Saly pour renouvellement bureau bi nga xamante ne ni ñu ngi ko fal depuis 2016 bureau bi nga xamante ne depuis 2016 lañ ko fal faloon ko pour ñetti at 2019 la bureau boobu donc liggéeyam mission jeex tey ñu ngi ci 2021 kon Babacar Ngom ak bureau bi nga xamante ne ni faloon nañu leen ñu ngi ci irrégularité précipité wu organiser ab assemblée générale ñu informer le préfet informer toutes les autorités de cette république ñu jël seen responsabilité. ay ca sa diwaanu Fatick la ñuy wutali daañ fa sanc juróom ci ay case des tout petits yu yees ka ko xamle moo di njiit la Maimouna Sissoko xam ne it am na ci yu nga xam ne ni jaguñu woon te daañ leen jagalaat te ñu teewlu ay kàddoom ak Alioune Badara Sonko. ñu ñëw pour dajeek autorités yi dajeek acteurs petite enfance yi waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu am ci région bi ñu xool def état des lieux bi xool la nga xamante ne war nañ ko mën a renforcer ak la nga xamante pratique yi nga xamante ne war nañ ko mën a bàyyi donc ci wàllu préoccupation yi nga xamante ne soulevé nañ ko renforcement bi daf ci am wàllu bu rëy ndax case yu bëri tey jii war nañ leen mën a réhabiliter waaye am na ay chantiers yoo xam ne dañ ko war a yeggali te loolu président de la république daf ñu ko instruire daf ñu jox ay instructions yi leer pour que ñu yeggali chantier yooyu waaye nag ci kaw loolu ñu ngi liggéey ak waa Banque mondiale à travers suñu projet PIPA DHS bi ñooñu dinañ construire ci biir région de Fatick 5 cases des tout petits ci 2020. ñu àddu jëmale ci wàllu njàng mi ak kuréel gi di COSYDEP seen bëgg-bëgg moo di nguur gi bàyyi xel bu baax njàmbatuk waaye syndicalistes yi ndax nag loolee rek mooy mën a tax njàng mi lépp aw ci yoon fii ci réewum Sénégal Cheikh Mbaw ni kon nañu respecté engagement yi nga xam ne nguur gi jot na kaa xaatim digganteem ak kuréelu syndicat yi ñu teewlu ay kàddoom. jàpp nañ ni coow li nga xam ne yépp mu ngi am ci fan yi ñu koy dégg mu jóge ci acteur éducation muy jàngalekat wala waajur wala ONG yi dafa nekk coow yoo xam ne dañ ko war a gis plus comme ay alerte yoo xam ne gouvernement war na am benn dispositif bu tax muy capter lépp loo xam ni alerte la bu ñëw jéem ko exploiter gëstu ko ba seet nag maintenant nan la koy mën a saafara benn par benn loolu mooy waral daal ñu ko dina di nduroog ay sapeur pompier yoo xam ni du ñu yëngu lu dul bu dëkk bi tàkkee donc war nañu nag di araftu en tout cas di gàttandu jafe-jafe yi mën a am pour mën leen indil ay saafara. ajama ngoog ubbi teg l'école ji yàggatul dara kon El Hadj ñu yegg si ndax weer wi di ñëw la waaye nag Cheikh Mbaw bu ko si def moom bëgg-bëggam moo di nguur gi la mu diggee woon ak jàngalekat yi bu fekkee bëgg nañ ubbi tey jàng tey wala njàng mi aw si yoon na ko respecté. nii mu àddoo nii société civile noonu lay àddoowee dafay jooytul askan wi surtout parce que mënut a weñ loxo gouvernement mais am na droit fàttali ko xam nga Cheikh Mbaw moom. naka jekk nag ci ay démarches am noonu la mën si taxawee dafa honnête ci ay démarches am
dina jubbanti ki nga xam mooy jeewitu te féeti ci askan bi bu fekkee jàpp na ne am na fu mu juum mais day wax gouvernement bi li réalité te réalité bi mooy du ay négociations yu ñuy entamé du ay jàmbat yu bees mais ay accords yu ñu signé la maanaam juboo woon nañu ci lëf gouvernement bi ni dinaa def nangam ci li ngeen di sàkku ñu ni waaw ko nangu nañ ko signé mais comme signé nañu ko nañ ko def bu fekkee bañ nañu perturbation am ci ubbiteel l'école bi ubbi tey jàng tey sax nag moom mënta am na école yi nekk ci ndox mi maam école yi am na yoo xam ne nettoyé guñu leen sans compter ubbi tey jàng tey bi nii waxin la rek mais élève bu amul fourniture du jàng te wax naa la ni ubbiteel l'école moo gën a metti tabaski fuufi ndolle moo gën a metti tabaski dàmbale boo ko dajalee da ngay xam ni woote bu am solo la Cheikh Mbow def et puis bu ñu fàtte ni jàngalekat yi aussi ay pères de famille lañ sàmmanteeg li nga leen dikk dina leen dimbali ñoom itam ñu am rentrée scolaire boo xam ni mbégte lay doon mënuñu laa ameel bor ngay souffrir nekk père de famille war a dem di jàngalaat ay tout tànk parce que doo fi nekk est-ce que nañu veiller psychologiquement ci kiy jàngal tout tànk yi ci ban situation lay nekk donc woote bu am solo la nañu respecté accords yi ñu signé woon. voilà nañu respecté accords yi loolu bu ñu école di waaj ubbi à chaque année dañ koy gis syndicalistes yi di ko ñaxtu waaye terewul France daal di xëddeen. mais da nga ne syndicalistes yi chaque année ñu dellu si mais le dernier conseil des ministres bi passé di àllarba yamook tey il y a une semaine le président de la République wax na ko ci conseil des ministres ne ni lépp loo xamee ni jëm na ci wàllug engagement lépp loo xamee ni war nañ ko def sur le plan social ci lu jëm ci wàllug jàng ubbite école bi nañu ko def mais comme je dis malheureusement yenn saa ñu fàttali leen ci conseil des ministres 2 semaines après ñu ne le président réitère le président tape du poing sur la table ni ko yenn presse bi di titrer ça veut dire que bu dee dañu yem ci li mu wax dénk ko ñi nga xam ne ñoom ñooy yore secteur boobu njort nañu ni ko Cheikh Mbow bu COSYDEP waxee dinañu dem ci ubbite boo xam ne du am benn difficulté mais bu dee la ñuy wax day yem ci wax ci kaw waaye ci suuf duñ ko jëfee dootul amati benn raison ñuy continuer chaque jour di wax naan nañu dem ci jàng bi de manière concertée nañu waxtaan ak syndicaliste lañ leen war a jox nañ leen ko jox lañ leen war a defal nañ leen ko defal ba pare ci ginnaaw doo ko def loolu mooy indi chaque fois muy am souvent des cas yoo xam ne avant école di ubbi sax ñu tegal le préavis de grève te école ubbeegul. loolu am na jàmbat laa ngoog ay ca ñëwtali ca nord Sindian mu mel ni kon foofee ñu bëri dañ fa dawee woon ci tàngu xeex ba mu amee sa Casamance daw dem Gambie waaye jamono jii ñu ngi tàmbalee dellu si waat sa dëkk ba waaye li leen jaaxal moo di jafe-jafe ya fa nekk ndax suuf sa ndell yi ñu fa suuloon yàq na suuf sa mënuñu ko jëfandikoo ba noppi dañoo mel ni dañoo jàpp ne kon nguur gi fàllewul dëkk ba wala nag dafa mel ni boole ko ci Sénégal loolu moo nekkoon seen ak jàmbat démb bañ doon jëmmaal bëccëg bi ñu jagleel li nga xam ne moo di wàllum jàmm ci àdduna bi war ngeen këpp ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo ci reportage mu xam ne def na ko dañ leen si jukki laas lëf rek li si des du ñàkk di ngeen ko am 14h maanaam intégralité bi. ca Jalankin nekk ca Nord Sindian ñu ngi gis ni ñu bëri ci askan wi nga xamante ni dawoon nañu làkku ji ndax conflit bi ca Casamance ñu ngi ñibbisi seen dëkk bi le ñooñu ñëpp ñi nga gis ni tey ñu bëri ñi nga xam ne que seen tey seen population bi ñu ngi Gambie. ñun yëpp Gambie la ñuy dawoon mais alhamdulilah léegi comme nit yi ñu ngi dellu. même su fekkente ne tekkaaral bu ñu dund at yi ñu génn mu ngi rassuré waaye insécurité bi moom mu ngi wéy di am ca biir zone bi ndax présence bu mine ya. état mu ñëw dimbali ñu ci déménager pour ñu dindi mine yi ñu permettre population yi ñu mun a ñibbi si jàmm ñu mun a toog ci jàmm. Ansoumana Sané di ab rescapé bu benn l'accident de mine bu métti lool ndaw bile gis bés boobee juróom-ñeent ci ay xaritam ñépp daal di ñàkk seen bakkan ci benn waxtu waaye it ci benn bërëb muy ab choc bu metti lool ci moom. ñu bëri nañu de waaw parce que ñun ay 12 lañ 3 personnes moo rëcc. tey nag Ansoumana bu fekkente ne am na lu mu bëgg weesuwul ndimbal bu jógee ci nguuru Sénégal. président Macky Sall. dañ koy wax ne pour mu dimbale ñu lu mu mun a dund suñu àdduna bi. ñaari fukki fan ak benn ci weeru septembre comme ni ñu koy defee fépp ci àdduna bi Nord Sindian daal di célébrer pour la